ci diggante dóoranteeg daanante moom ñoom ñaar iseval ku nekk xam na ne ku nekk mën naa far nag Samba mën a faral Demba Demba faral Samba mais ku ne xam na ne ñaari xale yi suñu ñaari yaakaar yi ku ci ne mën na am ndam sa kaw morom ça c'est clair. Sinon kon duñu bëre. kon favori amu ci. Sinon kon revanche du am. kon favori pour yow Moustapha Gueye. bon pour man favori suñ koy décortiquer ni ñu koy décortiquer ci dans les règles de l'art c'est Balla Gaye le favori ci papier. fan nga ko teg. teg bi moom mooy déjà moo ko daanoon 2 mu ñëw di jël sa revanche donc outsider la ak le favori. c'est point noonu la ko tubaab di waxee de. Kantaa nag wàllu bëri nag jàppante dóorante daanante. mën nañ caa yem. mais favori tamit ne veut pas dire yaa mën Sénégal dañuy comparer. favori ndax boo ko waxee diw ma favori rek mooy diw mën déedéet. ku ci mën sa morom ñooñu amul. ku ci ne nag mën ngaa daan sa morom. ah ñoom ñaar ñëpp amul kenn ku ci mën. ah non jamais déedéet. ci li nga gis quoi. léegi nag xam nga li enjeu boobu alam li ci neex mooy. su fekkente ne Balla Gaye dafa daan Modou Lo benn yoon. ñëwaat daan ko 2e fois. moo ko mën. enjeu bi nag mooy Modou Lo am ndam ci Balla Gaye. ñu wax jëm laa bel. kon ñoom ñaar seen histoire day continuer rek. day continuer te ñaar yëpp lu ci possible la. te làmb ci gagné tout le temps rek. ils ont fait démb loo xamante ne man surprendre na ma ñëpp am mbégte. ñëpp am kontaan ci daje bi ñu daje. nañu waxante nañu jaamaarloo nga xool ci mukaay Balla Gaye à gauche ci mukaay Modou Lo à droite. ku ne di yëg di fecc. c'était vraiment beau. lancé boobu nag dañuy ñaan ñu continuer ko. ba bis ba rek ñaari mbër yi moom ak lu mënta xew rek. ñëpp dañ génn seen diggante dem toog. arbitre na par ñu jaamaar. ñu ne wàllu teen la. maa la nekk ci buntu bi ngay yem. ñëpp fa ci ñi reporté. Moustapha Gueye lan moo arrangé Modou Lo ci combat bi. xeex bëre wala xaar. waaw Modou Lo moom quoi qu'on puisse dire d'après li ñu wan ci carrière am stratégie mën na changer ah kooku c'est son encadrement ak stratégie mu bëgg mais ku nekk xam na ne Modou ci biir combat daf ci xeex di bëre. comme ci bëri la xeex naa yow. ku mu munti doon. ñëpp la xeexal. waaw booy bëri Balla Gaye sax échange bañ def. gis nga. jéem na ko remise. dóor fay am lu yëmbante lu windeelu am katam am. donc foofu da nga fay gis ne kon ku ci nekk def nga li nga xalaatoon. mais léegi nag ci diggante bi nag sa waay ñoom ñaar ku ci nekk grandir na damay dégg ñu ne Modou Lo màgg na mais Balla Gaye aussi màgg na expérience ah. parce que am na fu mu benn zone d'ombre bu mu traversé bu noir boo xamante ne war na koo yee war na koo delloosiwaat. parce qu'il doit revenir au devant de la scène. Modou Lo lancé bu mu nekk war na ko continuer. donc combat ñaari mbër yi ñu war a boole. ci gàttal daal la ñu war a boole pour nga fënkale ñaari weñ étincelle génn. mais Moustapha psychologiquement nga baal ma kan moo gën a pare parce que booy xool Balla dafa jógee ci défaite. ci Bombardier ñàkk roi des arènes jël Eumeu Sène ñàkk ñëw ci Gris Bordeaux am victoire mais décision arbitre. nga xool Modou Lo ci benn dynamique bi mu nekkoon noonu jóge ci Eumeu Sène après ñëw ci Lac de Guiers. ñëw ci Gris Bordeaux ñoom ñëpp dafa leen a maanaam Gris Bordeaux 4 appuis la ko daanee Lac de Guiers décision arbitrale. mais nga xool jël ba mu daan Eumeu Sène na mu réyee. psychologiquement kan moo gën a pare. ok da ngay gis ne kon normalement bu ñuy wax psychologie bi gën a baax lancé bi Modou Lo nekk actuellement Balla Gaye nekku ci ndax dynamique de victoire bi Modou Lo nekk Balla Gaye nekku ci Modou Lo am na fi défaite contre Bombardier. défaite bu honorable quand même quoi qu'on puisse dire ak Bombardier avec taayam ak gabareem mu malmené ko comme ça perte combat bi man sax dama ne dafa am accès ci combat bi lu mu doon def dafa ëppaloon ci digganteem ak Bombardier ba tax mu perte combat bi mais à un moment donné mu woon sax gérer combat bi d'une autre manière mais dem nag euphorie ak gëm daanam tamit ah la confiance du lutteur moom mooy loolu ah bari naa mbër yu bëree daanu ci combat boo xam ne sax naagoog ëppal mooy ne ci teg daf ko daloon ci digganteem ak Bombardier mais bi mu dellusee aussi gis nga ne daan na fi Gris Bordeaux avec la manière aussi ah. bien sûr la bagarre avec lui. bien sûr ubbi succillaire bëri la ak moom mais Modou aussi dafa lii teg intelligence gars yi foog ñu comprendre loolu. ak sa taille ak sa gabarit Modou il fait des choses yoo xamante ne ci biir combat mën na tromper vigilance mbër bu mun doon. ça dépend ci da ngay bëri moom ak beeg siggi boobu muy def. siggi boobu sax bon si fin la bokk parce que en général bu sëggee siggi noonu dafay naqare atteindre fu mu nekk noonu. parce que dafay déjà moom amul taay. ba pare doole ci sëgg ci suuf. pour nga jox ko ay coup de poing. sa coup yëpp mën a. jaabu golo boobu muy def noonu loolu moom mooy. dañ ko bokk ñoom ñaar moom Balla Gaye am nañ ay points communs ci biir ñoom ñaar. ah mooy yan mooy seen point commun. seen point commun mooy ñoom ñaar dañuy des fois tantôt dañuy bëre jargandalu bëre golo. comme ni Modou Lo jékki-jékki jargandalu samp loxo yi wëndeelu Balla Gaye aussi da koy def. ci biir ay bëreem. ñoom ñaar ay mbër yi def comme hirondelle lañ dañuy wëndeelu ci biir bëre. ñoom ñaar kenn ragalu ci bëre
kenn dagalu ci action. mu am nag benn lan loo xamante ne peut-être Modou Lo wane na ko ci ay combat yu mujj mooy song ko àgg ko fu ëpp jàpp tànk mu Eumeu Sène def na ko Lac de Guiers ba daw na paqueté ko mais yëpp génn na ci. Gris Bordeaux mu dee di ko song di ko paquet dafa dellu ginnaaw déséquilibre ko fàqat ko. donc moom mii liir combat mi ngi bëri combat. bu ma ñëwee ci côté Balla Gaye boobu nag moom mooy lépp luy nekk ci wàllu bëri rek tënk na ko ci bopp bi. ci xam-xam ci xam-xam bopp. yaa ngi ci psychologie ba tey. ci psychologie Balla Gaye mën na song. Balla Gaye mën na bëre dem mën na bëre boo ñëwee. et puis bu kenn aussi ne Balla Gaye mënul xeex. Balla Gaye xeex bi muy xeex mooy xeexu arène gars yi bu ñu comparé xeexu boxe ak xeexu arène déjà taxawaayu boxeur rek bokkul ak taxawaayu kuy bëre booy boxe sa tànk da nga koy limité benn certain degré mais sooy bëre da ngay écarter say tànk donc moo tax mbër yi ñu am crochet di ko dóor ci ginnaaw dafay xaw a raar foog nga sàcc am notion boxeur pour mën a xaw a aligner say tànk pour sa loxo la main de derrière mën a atteindre seen adversaire mais mbër yi écartement bu gudd la ñu def écartement karatéka pratiquement la ñu bëree donc Balla xeexu arène boobu muy def duñ ko ci xeex parce que victoire yi mu am yëpp ci la ko am. fa la ko amee mais Balla Gaye ak Modou Lo ku ci daax xeex. bu fekkee dañuy teg kan moo ci vrai bagarreur. voilà bu fekkee dañuy teg faytu boxe bu jaar yoon da ngay indi Modou Lo boo koy da nga koy gis ci buy jël leçon. da nga koy gis aussi ni muy bëree. loolu nag xeexu boxe la. mais mi ngi koy prouver quand même. ci arène bi bien sûr. nga gis Balla Gaye aussi. boo ko gisee mu def ay shadow. c'est à désir aussi ay shadow yu rafet lay def. yu baax. mais dans l'arène. dina ko def ak un peu de brouillon. dina ko def bu arène. xeexu arène nag sa waay. des fois dafay sax gën xeexu boxeur. xeexu mbedd lay doon. mooy xeexu arène maa ko tudde arène. xeexu mbedd lay doon comme que arène loolu la laaj. dóorante la ak jàppante ak daanante. mbër loo ko jàngal direct gauche uppercut un pas en arrière uppercut crochet droit feinte du corps. bu ñëwee ci làmb ja en général. xeexu mbedd bu tàkkaar naasee rek. xeexu mbedd loxo yi commencé jógee. Touba jëm Dakar waaw bari na ci dal loolu day dal Balla Gaye ci combat. tantôt aussi mu dal Modou Lo ci combat. mais proprement daal. la bagarre propre. dafay avantager un peu ki nga xamante ne moom mooy. Modou Lo. ok su ñu nee runkum daje. maanaam arbitre sifflé Balla Gaye ak Modou Lo jàppante. waaw salaamaaleykum bërët boobu. waaw jàppante. waaw loolu dafa am avantage yu Balla Gaye def côté boobu. bu ñu nee moom mooy runkum jàppante répétition wu rek. combat bu ñu bëri woon en quelques secondes. parce que Balla Gaye quoi qu'on puisse dire li mu gën a farataal ci làmb mooy dem bëri ji. xam nga loolu dafa am mbër yoo xamante ne. mën nañoo samp jaag xeex ba suba. am mbër yoo xamante ne xeex bi sax da leen lëjal mbaa leen di tilimal. dañuy dem bëri ji Balla Gaye quoi qu'on puisse dire ak technicité bi mu am. gis ma sax mu taxaw di dóorante jëmale suba ginnaaw suba 15 minutes ñu taxaw di xeex. c'est un lutteur dafay bëri ji Modou Lo aussi mën nañu surprendre ci ñëw bëri si. parce que mën na ko. Modou Lo dafay ñaan tamit gis ngeen ba taay mu daw na dërëj gis ngeen mu bëri Bombardier dara jël ñaar tàngi song na Gris Bordeaux autant de fois song na la dëgg numéro 2 ñaari mbër la yoo xamante ne ay bërikat lañu dañuy xeex di bëri dañuy léewtoo di xeex di jàppante di bëri loolu mbër bu ko defee complet nga est-ce que mën nañu wax ni Balla Gaye ak Modou Lo ñaari attaquant ñoo daje. ah si mën nañu wax loolu. mais ñaari attaquant lañu bien sûr mais ñaari attaquant yi nag ba tey dañu am différence mooy Balla quand il attaque amul frein amul recul il est toujours à l'attaque. Modou Lo dina la xool observer la quand il faut reculer dafay reculer. c'est ça l'intelligence quand même. ça t'arrange pas comme ni ñu koy waxee comme ngeen baal ma jox ko ci. ça t'arrange pas full camp. ça t'arrange vas-y. Modou Lo day travail loolu gisoo gars yi bi ñu koy song si. des déséquilibres am mu jàppante yow. il fait un pas en arrière wala mu def benn pas à côté pour déséquilibrer la bàyyi dans le vide. parce que jéem a def faute sax bu ci dégg. parce que xaw ma nañ la koy waxee noonu day jéem a def faute sax. mais taay ba gabari bi may na ko loolu. mais nag am na benn orgueil aussi bu nekk ci Modou Lo boo xamante ne. mën na taxaw ne du ma reculer Balla Gaye. loolu yëpp tam. mais bu ko wax bu defee loolu. bu defee loolu tamit dañuy doon ko dajale bëri na comme su boobaa comme su boobaa. moom laay wax jàppante parce que da nga ne jàppante bi avantage Balla Gaye la. moo tax ma ne da nga ne xeex bi. avantage bi Modou Lo la mais jàppante bi avantage bi Balla Gaye la mais Modou Lo bu taxawee ne tey du mu reculer Balla Gaye. non dama ne xeex bi
Modou Lo moo ci ëpp avantage waaw loolu la wax. Balla Gaye bëri bi moo ko ci avantage mais néew Balla Gaye moom bëri bi. non xam naa waaw non Sénégalais yi waaw parce que tam bëri doon la ñu wax waaw Balla su gisee kanamu Modou Lo ubbi day sànni ko pañam. Modou Lo bu gisee Balla Gaye ubbi day sànni ko pañam. mais ku ci gis buntu boobu noonu daana yow si di nga dem bëri gi daana ji. parce que ñoom ñaar booy xool nag pour xool réel kaw am ca. coup hasard nag mën na am. parce que tam coup perdu mukk Lamine un coup de poing qui que ce soit xale bu am 6 ans sax Lamine bu la donnee un coup de poing li ñu naan au bout portant. ci menton. wala ci tempe. wala ci plexus mën nga daanu tout de suite. ça va vite. un coup moom. ay nangoo moo si ku naan mbër mi encaissé lu ko ndaw jàpp ko ban coup nga encaissé. attention un coup de poing kenn du ko jël. quoi qu'il en soit li gën ci ku mu mun doon mooy bañ a jël kurpeñ tey dóor ki mën a dóor tamit Lamine mooy kay ka mën a du kay dóor te kenn du ko dóor. coup de poing dañ koy moytu. donc noonu la il faut pas faire le guerrier. baisser ses gardes ubbi seen loxo bari na mbër yi mu dal. baisser seen garde ubbi seen loxo ñoo leen taj seen combat yàqu. donc dans ce cas il faut vraiment li ñuy daj ñoom ñaar seen entraînement. ak moyens financiers yi sax dafa colossal dafa ëpp. loolu xajul sax ci combat. mais Moussa Ba sama question bi bu ko jéem dama la ne. fu ma dikkaat da nga ne sànq Modou Lo bu taxawee tey ne du ma daw Balla Gaye. combat loolu day nekk combat bu gaaw ndax dañuy jàppante bu gaaw te bu ñu jàppante rek ay action mooy am. que ce soit à côté Modou Lo que ce soit à côté Balla Gaye action la boo gisee dafa am réaction parce que Balla Gaye su actionné Modou Lo day def réaction Modou Lo bu actionné Balla Gaye def réaction. kenn du nangoo bàyyi sa borom bëre bi. par exemple Balla Gaye tey jii Modou Lo day na coppite ko Modou Lo. Modou Lo dina cam langal nooju ko mbaa mu padd ko wéyale ko. Balla Gaye mën na ko romb jarganalu. Modou Lo accompagné ko. boobaa nag la ñuy gis spectacle de bëre. comme nag kii tax ci mën na am mooy rek mu tëdd suuf. mais combat bi mën na am spectacle au vrai sens. spectacle noonu. combat bi neex Balla Gaye Modou Lo bëre ba amateur yëpp jóg tàcc. mais loolu bu amul sax mooy loolu lañu séntu nag ñu séntu ñu vraiment clip tàcc parce que clip tàcc itam des fois neex na trop ci bër ma daan dem ñi mais tantôt dafay rey làmb te boo seetloo Lamine rek surtout combat yi gën a mag Sénégal très souvent. raar nga ciy gis combat yu bëree comme Modou Lo. lu mu bëree Eumeu Sène passionnant. waaw gudd yàgg. bu jusqu'à la dernière minute chute am. ainsi de suite. kon nag dafa ñuy dellusiwaat rek ci Lamine aussi que ne ñaari mbër yi kii dafa tàmmal nit ñi. salaamaaleykum maaleykum salaam mu ne clip tàcc na suuf bépp. mu Balla Gaye. musuma gis fu mu bëri lu passé 10 minutes. à part moo Gris Bordeaux ak moo Gris Bordeaux. te boo xam nag combat aussi les 15 minutes moo palpitant les autres 15 minutes c'était peut-être gérer le combat. mais Modou Lo en général kum daan da lay yóbbu à l'usure. mais parce que mooy li ma la wax rek morphologie bi la. nit ki boo koy bariwoo graisse tu te fatigues moins que ki am graisse su fekkee bariwoo ay muscles yooyu lakkal diis yow tamit tu te fatigues moins que diis donc yooyu yëpp nag ay xalaatu entraînement yu ñu def ci mbër la ba nga xamante ne bu ñëwee dama dem à l'usure yombul parce que Lamine amul benn sport au monde Sénégal sport de combat bu am 40 minutes amul. loolu sax Lamine Samba lu ñu war a revoiraat la amul benn sport de combat bu def 45 minutes amul 15 minutes repose 5 minutes 15 minutes repose 5 minutes 10 minutes prolongation. su amul ay avertissement. pour yow c'est trop. c'est énorme. il y a une autre façon d'organiser là. mais Moustapha des fois aussi tamit combat dina demee noo xam ne da nga naan 50 minutes la combat ba dem 30 secondes jeex. waaw loolu nag mooy lu gën a chef ba ak lu combat bu rëy di nga am ndam di nga kontaan mais du neex moo tax en général lamb naqaree exporté. ndax tey jii combat yi am ni salaamaaleykum bit mu daanu. boo demoon bu biir si organisé ko fa. tubaab yëpp ñoo toog. salaamaaleykum ba damaa gi tëj mu ne dett combat ba jeex. nga ñaan dañuy jóg di poser question. ok ndax jeex na wala jeexul. mais Moustapha est-ce que combat Modou Lo ak Balla Gaye mën nañoo taxaw tey arbitre soufflé Modou Lo taxaw xaar 5 minutes Balla Gaye taxaw xaar 5 minutes. non mënut a nekk. mënul ne. maa ko signé fii kay am mënut a nekk du ci côté Modou Lo muy côté Balla Gaye xiifante nañu namante nañu te mënuñu fay demit kee jaar côté gauche lakk espagnol am kee jaar côté droite lakk espagnol lakk français am ñu war a daje ci bis bu rëy bi toll noonu ku nekk taxaw di liotoo 5000 non arbitre sax du ñu amee boobu temps arbitre dañu amee battement wu 1 minute 2 minutes ne leen bëri leen après ils vont commencer à accélérer. Moustapha Gueye ñoom ñaar fi ñu teg combat bi dégg nga Balla Gaye ne ko Modou Lo daan ma moo la gënal roi des arènes te doo ko dégg ci àdduna Modou Lo nga gis tey fi mu teg combat bi nga xam ni tey nekk roi des arènes daan Balla Gaye moo ko gënal Balla Gaye tamit tey soo tegoon tey loo mënti teg ci àdduna tey du ko gis daan Modou Lo moo ko gënal mais léegi est-ce que poids boobu du reposer ci ñoom ba mu xaw a faussé esprit sportif bi kay mais c'est normal tamit ci discipline yëpp na sport de combat yi am rivalité yëpp noonu lay demee
Modou Lo bu mu nee daan Balla Gaye ba ngi nekk roi des arènes moo gën foofu sax ci carrière que Balla Gaye daan ko bés ba mu nekk mu daan bëri jeeg Eumeu Sène mu nekk roi des arènes daanaat ko une deuxième fois jël roi des arènes donc situation bay toll foofu ñoom ñaari mbir ku ñu ci waxoon say ñaari kër daanal ñu mabb sa kër nga dem ñu daan léegi doo sonn ñu mabb sa kër. dëgg la. fa lañ toll situation bay demee noonu. c'est énorme li ñu dégagé. man sax bilaay walaay la mi demee na yërëm. man mii dama leen charge ba daal di si ñoom loolu. Moussa Ba xam nga man mi nekk ak ñoom nekk ak naag Modou Lo 4 jours Barcelone. nekk ak naa ak Balla Gaye 4 jours à Paris mais da nga leen di gis nga xam ni ñii ils sont fatigués psychologiquement poids combat bi dafa diis ci ñoom. waaye nag loolu nag la min nag bopp foofu nag la ñuy xamee nag kan mooy nag am expérience ak kan moo am bopp c'est important. loolu rek mën na indi si jeexatalu ndamu combat bi ka yenu combat ba ak ka ko yenuwul ka relax ka blasé ka mën a fo ka mën a ree ka mën a fecc ka mën a fab doomam tël ko ka dugg këram toog di bulet wala muy mariage c'est hyper important il faut nit ki mën a vider. décompresser. waaw vider boobu ngay def nag moom même boo ko amul sax yow nit ñi dañ ko war a mën xam nga am combat am waajoo ko gis na ma ko sa xel ne ci moom ba ci jour du combat sa xel peut-être dans la journée wala bi nga tëddee di sieste sa xel daj na ko ni waa man Samba Diop de moom gisuma ko dina tout son préparation combat ne la tëll ci ba yem ci moom bu fekk mu lay fal foofu dafa énorme donc nit ñi mbër yi dañu am ñu ne seen wet ñu leen di complété ñu leen di may fit mbër du sa fit rek moo la yóbbu am na ñu lay may fit ci ginnaaw ci wax ak ci jëf ak ci présence. Moustapha Gueye combat Balla Gaye ak Modou Lo combat mystique la. waaw combat mystique la ah gis nga ci xew yëpp ah ku ci nekk yaa ngi si ruq loo xam yaa ngi koy def lu waay xam yaa ngi koy def pour am ndam ah mystique boobu nag Lamine ci gàttal nag ah yu am la yu ñuy jëfandikoo la waaye gisuma mukk mu am de mu war a jeex indi jeexitalu combat bi ndax la Balla Gaye di daj yëpp te ko koy ñaanal Modou Lo di ko daj yëpp te ko koy ñaanal teewul ñu ngay xëy di yéeg ci montagne ak buddi ci weñ yi doonte ko ci bañ te xam nañ ne amul mbër mu mës a taxaw ci àddina léewtoo ak morom ma ñuy léewtoo waa gi ne këpp ci suuf te laaloo ko kon boog am na jaamaarloo am na tactique am na stratégie de combat am na calcul am na loo war a def am na loo war a def donc lu mënta xew rek aspect historique moo fay génn ci jàppante ci dóorante ak ci daanante nag ah sëñ nag jaar nañ ci ngemb sotee ko nañu sow takk nañ xar fufa takk nañ débat dépp waaye tey jii de ku ma takkaloon lañu doon takkal yëpp tamit mënu maa bëri Modou Lo mënu maa bëri Balla Gaye donc nga xam ne issue bu mujj bi rek mooy combat bëri ba li ci waaye liggéeyul nag doo ko am ca combat ba di nga ko rëcc ci combat bi dama am benn question boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci le président des amateurs du Diagne Diecko mu ne ñoom ñaar seen premier combat Balla Gaye dafa ne woon Modou Lo dëggalal sa bopp Modou Lo dëggal boppam jële ci défaite mu ne est-ce que bii yoon Balla Gaye miy wax ni Modou Lo na dëggal boppam est-ce que Modou Lo dafa war a dëggal boppam waaw mooy li ma la expliqué maa ngi ci doon dugg sànq que ne Modou Lo am dafa am orgueil moom lu mu arrière day taxaw. day am fu muy yem taxaw samp jaaga. loolu du question sax ak stratégie boo ko mun jox mais loolu nit ku nekk dafa am luy génn ci yow loo xamante ne jom la ak pexe waaye tamit teewul ay nit mën nañu ko xamal ko non bu la Balla jàpp ci 2 secondes ci secondes yu mu njëkk yi. mais nag làmb gi dafa xataay boo xamante ne moyen de déplacement rek yaa ngi saak yi ah. te mbëri nag bu fàtte ne. tantôt foog ñu calculer saa yi ci ginnaaw te duñ mën a gestu. parce que saa yi ci ginnaaw boo koy xool te mënoo gestu ça peut amener des problèmes. da ngay dem ba teg tànk ci saa yi gars yi nga doo ko taxaw nag taxaw boobu ngay taxaw nag fekk waa ji ngay bëreel photographier na la tànk na la ci ruq bi. il faut nga obligé wu déplacer wu génn foofu. donc combat pour mu dem li ñu naan mu dem ci mu endurant maanaam combat bu gudd maanaam combat ba yàgg. moom mooy foog nit ñi nañ seetlu ne Modou Lo dina déplacé wu à gauche déplacé wu à droite dugg génnaat jël combat bi temps nit ñi tam dinañ seetlu ne Balla Gaye numéro 2 dina ñëw ne Modou Lo foo nekk dama lay jàpp lem la tëral ci suuf donc loolu mooy enjeu combat bi mooy neexal combat bi. à chacun nag à sa façon de faire. pour mu neex ñëpp nee nañu Modou Lo su guddee moo mën. ñëpp nañu su gàttee Balla Gaye mën. d'accord nga loolu. donc ñaar la waaw si d'accord naa ko. d'accord nga ko. nangu naa ko way parce que xamul tax nangu ma ko parce que dama ko nangu parce que lu ma gis la Balla Gaye tous ses combats écourtés la Modou Lo tous ses combats endurance la. donc mais l'exception fait la règle. Balla Gaye ak Gris Bordeaux. combat bu tiré en longueur la. loolu ba tey nag daf lay won ne la Balla mën na bëri tamit lu gudd attention waaye nag moom comme que nag bërikat la day dem nag katam commencé actionner Balla bu nga xasee jàppante mu ngi seet mu lay daane ça c'est important ci un lutteur parce que.
li gën a garaaw gën a doy waar sax ci ñaari mbër yu bëre mooy bàyyi mbër di bëri sa kaw en général 10 combats tegal ma 10 combats yu leen nekk fii boo tegee 10 combats yi dañuy gis ne ñaar rek la kenn ki nekk sur la défensive am ndam 8 yëpp ka jóg di actionné jàpp tànk fàqat wër ndam ba bët tatatatak am victoire mooy gën a yomb donc ñoom ñaar loolu njëkkante la bëri ba njëkkante la ci ñoom te njëkk attaqué assaut yi daal moom. ba moytu mooy am chance ki nga xamante ne mooy la victoire. Moustapha Gueye combat Balla Gaye ak Modou Lo Ardo mun na cee am liggéey. ah waaw mun na ci am amati ci arrêt de l'arbitre sax mën na am ci combat bi. ah bon ah oui mën nañu tëf ko bañ. sa bañ coup perdu. mais coup normal sax direct taj ba ñaari bañ dañ léegi ñaari bañ moom fu mu dajee ci làmb moom fu mu dajee ci làmb moom le combat dafay jeex léegi ça continue pas. alkaat sociétaire bu ubbeekoo ba yenn degré yi. deret bi di kuule bañ a dañ comme li xewoon ci diggante Eumeu Sène ak kii. ak Gris Bordeaux. Eumeu Sène Gris Bordeaux xanaa xamoon ne am na benn isku lu ci am lu làqu lu gars yi xamul woon. dernière soin la Eumeu Sène daana Gris Bordeaux. ay détails. dernière soin moom. waaw waaw la j'étais devant. waaw bi nga xamante ni mooy mujj faj bi nga xamante ne nii. su ñëwaatoon rek dañuy arrêté combat bi bu revenir on arrête le combat waaw. mooy revenir amaatul. donc am na ci yenn degré de gravité yoo xamante ne ba ma ci blessure le combat yi fi te nag ñaari xale yu rey seen bopp rey wañ bu nañu yëkkati ko saak bu nañu dóor ko bu ñu nee taf ci arcade sourcilière mu ubbeeku ça peut ouvrir c'est clair. yàlla bu mu ci am Moustapha Gueye ban genre arbitre moo war a. dóor mu daanu it mu ci am. ah dóor mu daanu bah oui bien sûr. ci ban côté ci kan. ci ñoom ñaar ñëpp. kan moo war a dóor kan mu daanu. ñoom ñaar ñëpp ku ci ne mën a doon sa morom mu daanu ku jël sa coup morom foo ko war a jël. pourcentage bi mënu ma ko joxe. waaye ku ci ne mu daanu Moustapha boo ma joxul pourcentage. dugal nga ci Moustapha Gueye dama ne kan lañu pour si pourcentage kan moo war a mën a dóor kan mu daanu. ñaari mbër bu ñu dee bëree benn mbër bëri di wuti benn morom ma kenn ka préparé ne sama morom mi ngi ñëw comme na Mor ngeen daan bëree daje yow tëggal arrêt boobu yàq na combat benn coup bañ ne yàq na combat ci qui que ce soit laaw buy circuler tamit mën na dal ci temps nga ne mbaaxu ci suuf donc ñoom ñaar kuy tàggan ba sa morom dal ku pañam dal la fa mu la war a dal. mën nga ne këpp mu doon lu gaaw. ok ñu seetuñu ko nag. dañu seetoo ñoom ñaar. ñu jaamaaroo. man bu doon sama sago wóor na yàlla ñaari mbër yi bu doon sama sago dañuy sax bëri ba mi-temps. ñu xam seen capacité lan la. parce que on dit que Balla Gaye mënul téye 15 minutes mënul nangam mënul sangam mais bëggoon nañ gis nag Balla Gaye dugg ci registre boobu. mais Balla bëggoon naa aussi gis Modou Lo mën a ñëw fekk Balla Gaye fa mu ne ko ca patam bip. waaw loolu tam ñu ne Modou Lo mi daan bëri combat 45 minutes te bëgg naa Balla Gaye ci 10 secondes. mais dégg nga Balla Gaye li mu wax. kaa ñu teg suñu reliquat CNG ñu xeex man ak yow 15 minutes. Balla ne ba léegi Modou Lo mi ngi naan Balla gëmu ko. waaw loolu nag ñaari yëf mën na caa am mën naa nekk dëkk ci Balla ndax wax ju bari ji mën naa nekk aussi cadeau. stratégie empoisonné ñaari yëpp mën na cee ne. mën na ko ne kaa ñu xeex muy ko ceex mën na ko ca fa bëri am. mën na ko nekk kaa ñu xeex mu dëgg ci moom waaye côté boobu tam Modou Lo il doit mën na armé wu ci loolu déjà sax du stratégiquement ak lambement parlant lamb mbedd li ñoo xam ne way Balla du xeex ak moom da koy jéem a wàcc xeex pour mën a jéeg moom en fait lamb bëri dóor la comme mën nañ taxaw ku ne man seetlu naa sax ñu taxaw àdduna bi ku pe ñu takkaar naa si ci saa si bàccum gerte bi ngay wax waaw mën na caa am ci saa si noonu waaw billaay wallaay ñoom ñaar loolu lañ ñoom. non Moussa Ba comprendre loolu li ma la wax maanaam arbitre soufflé rek. xeex bi commencé. Balla avancé benn pas Modou na ko du ma jógewu ma fi. xeex ba tàmbali. Modou mën na teg benn tànk Balla na ko jógewu ma fi. kii na gauche kii na droite mais loolu la ñu mën dépassé tamit la rek te duñ ko bàyyi ndox du bàyyi yoonam lañ wax di mooy loolu. Gaston Mbengue xaalis li mu def xanaa gis na ñoom ñaar. waaw ba Balla ngay déclenché Modou Lo sànni arrêt Balla sànni crochet da ko laaw mu def. waaw mu romb ko. waaw mais boobu temps Modou Lo tamit ñëw na di ko sànni laaw ba xaw ko. bien sûr sax li mu yore. bien sûr mais loolu arñi boobu ñuy dégagé ñoom ñaar mooy ñoom ñaar mën nañoo taxaw bàccum gerte. mën na cee am. mais loolu war a mën nekk la. sama question bi da nga ciy ñëwaat su bàccum gerte amul bëgg du am la ne. ok xam nga ne Modou Lo dina bëri mu ngi rek daw na carrément Balla Gaye dina bëri mu daw na carrément Modou Lo. foog dara am. foog loxo yi jóg bu loxo yi jógul loxo yi mooy caabi bi. làmb Lamine caabi bi mooy loxo yi mooy ubbi la bunt yi loxo caabi bi boo ko am mooy caabi doo buntu pour nga bunt nag fa loxo yi jóg.
dëgg la maa ngi la den wax nga dugal ma ci domaine boo xam ne sama xol dafa sedd xam naa téléspectateurs yi sax ñoom seen xol sedd na tey parce que on a vu un Moustapha Gueye décontracté un Moustapha Gueye nga xam ne mu ngi analyser ay analyses yoo xamante ni c'est un professionnel qui parle. ban arbitre moo war a arbitrer Balla Gaye Modou Lo. arbitre bu xamante ne complexé wul du gàddu combat bi parce que tam combat des fois arbitre def bay bêtises yoo xamante ne ngeen baal ma gàddu combat ba rëy ci ñoom mais nag on a de bons arbitres quand même. On a Sitor, le président des arbitres. On a aussi Babacar. On a aussi un jeune Malick. Malick waaw. donc pourtant nag ñoom lañ gis ñoom lañ ràññee nag. mais pourtant nag foo gis moo tax ñu ne personne n'est indispensable. am na ñeneen ñu nekk seen ginnaaw ñoo xamante ne. non tey sax ñu doon arbitré ci lamb Serigne Modou Niang bi ay arbitre presque ñaari arbitre lañ ci xam mais ñu ci bari ay arbitre. mais am na ñu gën a compétent parce que ça gis nga tant que football même football bu mbër bu footballeur bu Sadio bu ñu remplacé wul Sadio Mané. mais Krépin Diatta boobu du ñu xam valeur am. et c'est comme ça ñoom lañ miin ñu gisee ñu arbitré honnêtement arbitré nag dafa jafe. mun nga arbitré juum mun nga arbitré faxasal mais combat bi aussi Lamine jëlu coow mun na fa am de. si. coow lu jëm déwén. waaw bu xamante ne kenn du coow yi bari. kii daan na ko daan moo tax nag arbitre nag su boobaa. war a vigilant. bala ñu lay yëkkati loxo kenn. waaw non war nañu concerté waat waxuma sax concertation bi ñu def nii bu deux gagné kii wax nangam kii moo gañ man dama ko contre. concertation waaye ñetti arbitre la bu ñaar ñi ne waaw. keneen déet perte na. fekk ñaar ñi ne waaw keneen déet que sax mën naa moo gis le bon tempo. mais Moustapha Gueye combat Balla Gaye Modou Lo sa ban combat la lay fàttali. combat Balla Gaye Modou Lo bi ci ban favori ci ñoom ñaari mbëri ma daal su ma dee seet combat bu danse. waaw bu metti ba doon pression sama bopp. waaw moo nekkoon sama combat ak Aline Diouf. ok le 1er janvier. mooy stade Iba Mar Diop 92 non Demba Diop. Demba Diop la. parce que combat ba di am dañ ne waruma bëri Aline Diouf. bëri ba daa bëri parce que boobu da nga dafa nekkoon comme genre rëg-rëg yi rek bëgg bëri mbapat di ne ci mbapat yi ñëw nekk un sérieux comme ñoom maa nga ñoom am ñu ñëwee ci làmb ñëw dugg ci arène bi di daan ay ponkal daan mag ñi fi nekkoon ñëpp wane ay preuve ba ñun